assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weer bu tedd bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci leçon du ramadan numéro 27 ci waxtaan bi nga xam ni moom lañu entamé woon ñu koy tuddee le cheminement vers Allah en rapport avec le dhikr yàlla dogal ñu nekkoon ca organisation alamul arwaax waaye ci phase bi nga xam ni moom la ñuy tuddee la manifestation de la réalité divine démb ñu doon jàngale axtaab yi ak seen dialogue seen digganteeg la manifestation de la réalité divine tey ñu fas yéene ñëw ci beneen côté boo xam ni mooy symboliser ni degré spirituel bu nitu yàlla yi di tollu ñu jël ki nga xam ni mooy xatmiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu di mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Mohammad Atijani Cherif ñu fas yéene indi dialogue am moom waaye mu mel ni li ñu mën a jàngat ci loolu mooy su dee ci côté Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif moom dialogue bu yéeme la point yi nga xam ni mën nañ ko ci jàpp mooy moom buy dialoguer day dialoguer avec la manifestation de la réalité divine waaye ci beneen anam anam bi ci jiitu te xel mën ko jàpp parce que am na ca degré boo xam ni moom du tolloog xel waaye anam bi ci jiitu te xel mën ko jàpp mooy moom it dafay séddale organisation boobu ci ñaari phase ni nga xam ni noonu laa doon jàngale ni axtaab yi moom lañ doon def phase bi jiitu mooy la manifestation de la réalité divine donc sa manifestation dans sa réalité moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif dialogam du xaar maanaam du xaar ba sa manifestation génn ci ay apparence du xaar ba sa manifestation génn ci ay apparence pour mu mën a soogay comprendre ci ban apparence lay dialoguer ak moom la manifestation de la réalité divine su ñu tuddee sa manifestation rek dans sa réalité moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif ci dialogue am dafay xam ci ban façon la manifestation boobu di demee waaye day xam aussi manifestation boobu ban apparence lay jël waaye day xam manifestation boobu buy génn aussi ci ban côté lay projeter lumière bi
kon gis nga moom manifestation de la réalité divine, manifestation bi nga xam ni mooy fés balaa muy fés Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani day comprendre ni muy fésé ci ban apparence lay jël, fan lay projeter lumière bi, ban melokaan lay am, nan la ñuy waxee ak moom. kon gis nga moom day jiitu dialogue bi ci côté boobu. moo tax su boobaa dafay siéger moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani dafay siéger ci benn réalité. lu tax ñu ni siéger ci benn réalité mooy moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani yàlla daf ko may 3 réalités yu bokkul yu mu mën a siéger. réalité bu ca nekk ci xaqiiqaam lay dellu nag. 3 réalités yu bokkul yu mu mën a siéger. mën na siéger ci réalité bi nga xam ni dafay dellu ci tajaliyaat yi mooy réalité Allahu. mën na siéger ci réalité biy dellu ci ismullahil azam bi mooy la manifestation dans le milieu divin. mën na siéger ci réalité buy dellu ci ismullahil kabir bi mooy la manifestation de la réalité divine. benn bu ci nekk ci réalité yooyu mën na ci siéger waaye bu bëggee dialoguer avec la manifestation de la réalité divine, su bëggee dialoguer dafay génn jiitu manifestation boobu ni muy taxawee. maanaam bu génnee ban apparence lay jël, fan lay projeter lumière bi, ci ban côté la ñuy dialoguer ak moom, li ñuy waxante lenn lu ca nekk yàlla daf koy comprendre loo Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif balaa muy manifester ci côté boobu. moo tax moom xay bu dara du ko fa rëcc. xam nga loolu nag li ko jox mooy xatmiya bi. ci ko xam xatmiya dëgg-dëgg lan la. moo tax benn science du ko fa rëcc wala dara di génn mu naan nii la génne woon te comprendre wuñ ko woon nii. lenn lu ca nekk day toog siège jiitu génn loolu comprendre ko laata loolu di feeñ ci kanamam. mu tànn nag ci ñetti réalité yooyu benn mu siège ja. bu ko neexee siège ci tajaliyaat yi, bu ko neexee siège ci la ñoo tuddee la manifestation mais dans le milieu divin ci côté boo xam ni beneen côté am lay doon, bu ko neexee siège ci la manifestation dans la réalité divine. mu nekk beneen organisation. léegi nag li des ci boo ko déggee mooy kon moom manifestation bi moom taxul ñuy wax ci wàllu dialogue. li tax ñuy wax mooy li axtaab yi ni seen bët mënu ko gis ñoom muy la réalité divine. ñuy laaj ndax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani dina mën a dialoguer ak loolu. ma ni ko yàlla lim ko jox moom ci ay réalité moom Cheikh Tijani Chérif mooy tax fi axtaab yi yam ci seen bët, fi axtaab yi yam ci seen rox, fi ñu yam ci seen gis-gis, moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif buy dox di franchir frontière boobu dafa am ci beneen jëmm bu muy changer taxawaat ko muy alif. gis nga bu nekkee alif ñëpp xam nañu ni alif ci biir uluhiyaat lañ koy delloo. bu nekkee alif su boobaa leer dootu ko tënk. bu nekkee alif bu boobaa leer dootu ko tënk te bu la leer tënkul nga dox ci biir leer. moo tax moom côté bi ñoo tuddee la réalité divine su ko bëggee gis ca xaqiqa alif lay dellu. bu delloo ca xaqiqa alif amatul dara lu mën a muur ay bëtam parce que booba dootu nu tudd ni bët lay xoole mais dañuy wax rooxu alif la. te rooxu alif boo indee laam mu ànd ak moom, boo indee miim mu ànd ak moom, loolu code la. rooxu alif ci xaqiqa boo indee laam mu ànd ak moom, boo indee miim mu ànd ak moom, loolu code la boo xam ni xel mënu ko xalaat. waaye code la boo xam ni aussi nopp mënu ko dégg, code la bu rox di nangu.
moo tax bu ñu ne frontière baa ngi nii parce que mooy li axtaab yi di ndamoo la manifestation de la réalité divine ñu ni gis nañu sa manifestation ñoom axtaab yi dans sa réalité ñu ni waaye sa réalité moom beneen domaine la beneen frontière la tandis que xatmiya bi moom buy dialoguer moom sa manifestation dans sa réalité mais sa manifestation lépp lu muy taxawee comme apparence bépp melokaan bu muy indi bépp parole boo xam ni moom lay jàllale ci dialogue bi xatmiya bi daf koy yëg avant mais day comprendre apparence bi mais daf koy xàmme ba bu génnee rek dara du ko ci bett bu yëkkatee kàddu aussi dara du ko ci rëcc ndax dafay xam na muy demee balaa muy manifester woo léegi nag suñu demee ci réalité bi ñu ne réalité bi kat mooy frontière bi mu ni dëgg la mooy frontière bi ci nit moom xatmiya bi mu ni réalité divine mooy frontière bi ci nit ba nit mënul gis yàlla ci côté boobu mooy frontière bi ci jinne ba jinne mënu fa àgg mooy frontière bi ci malaïk mooy frontière bi ci yonent yi mooy frontière ci la mu mën a doone waaye mu ni dafa am lu ngeen fàtte ñu ni ko lan la mu ni la réalité divine du frontière ci lumière parce que c'est la lumière te moom Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani yàlla may na ko pouvoir bu toll mu am ruuxi alif c'est la lumière su boobaa bu bëggee franchir frontière boobu dafay changer ci ruuxam bi nga xam ni mooy ruuxu alif bu génnee ci ruuxu alif bi mën na ànd ak laam mën na ànd ak miim su boobaa dialogue-am dootul am frontière moo tax dafay mën a dialoguer avec la réalité divine mais pour mu dialoguer avec la réalité divine dafay utiliser li ko yàlla jagleel muy ruuxu alif ba nga xam ni lépp lumière la ruuxu alif bi bu génnee mën na ànd ak laam mën na ànd ak miim moo tax su boobaa moom dootul amati frontière boo xam ni dañuy wax ni du ko mën a franchir parce que frontière ya ñuy wax ni doo ko mën a franchir ba gis beneen côté bale ndax côté boobu mindeef la ñuy wax ñu ni mënu fa am vision mais su boobaa su fekkente ni dañ la delloosi ci vision lumière bi dootuñu wax ni lumière ba lumière à part la mais dañ naan lumière bu bokk la te lumière bu bokk mooy na yàlla fejetee lumière am bind ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël lumière am mu ëmb lumière xatmiya bi di Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif mu am particularité te mooy ruuxu alif bu utiliser ruuxu alif nag dafay mën a ànd ak laam dafay mën a ànd ak miim tabarakallahu xam naa foofu la ñuy yem ci dialogue am ba bu nu ñëwee rek ñu soogay ñëw nag ci dialogue ki nga xam ni tabarakallahu moo ëmb lépp te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu